salaamaaleykum gars yi ñu leen di nuyu kenn ku ne ci tur ak santam di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan réew mi yàlla na fi jàmm sax comme liñ ko baaxee di ko waxee rek Sénégal réew jàmm la dara xaju fi dul jàmm donc nañu yéenante jàmm di wax lu baax. Donc tey maa ngi wax ci affaire yi nga xam moo lëmbee temps yi dëkk bi. tey jii procureur mi ngi doon def conférence de presse sama xol nag feex ci bu baax ndax lu procureur la wax en tant que citoyen dal na sama xel. Donc waxam yi firnde ni que ne carrément que ne coow li ñuy coow yëpp instant bi jaru ko. li am solo rek comme li mu ko waxee rek képp ku ci am ay preuve képp ku ci mun a témoigner da nga dem brigade de recherche nga témoigner. kon pour man wax ji yëpp jaru ko. ay diw sàcc la woo sàcculoo wala sàcc na sax comme loolu mooy faral di gars yi moom fii moom dañoo tàmm di tuumaal nit ci loo xamante teguñu ko fenn. léegi nag pour man nag comme ni ko procureur waxee rek affaire bi moom fu mu toll nii ubbil nañ ko jàkka jaa ngi nit ku mun nodd demal nga nodd ci. parce que Sénégal on a tendance toog ci télé yi ci plateau télé yi wala toog ci meeting yi di jiiñ nit ñi ay sàcc alors que li ngay wax noonu yépp amoo ci benn preuve. te yaakaar naa nit moom même bu ñu ko tuumaalee sax dafay bénéficier wu déjà présomption d'innocence ba jusqu'à keroog ñu koy juger atte ko ñu xam ne kii kat mooy li ñu koy tuumaal moom moo ko def wala li ñu koy waxal moom moo ko def wala waxu ko. mais Sénégal dañoo nekk ci dëkk boo xamante ne politiciens yi dañoo bëgg a jël dëkk bi yépp def ko seeni moomeel comme si que ni ñoom Sénégal ñoom ñoo fi gën a nekk ñoo fi gën a dëkk ñoo gën a nekk ay patriotes ñoo gën a nekk ay sénégalais que ñeneen ñi. or que ce n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Politiciens yi ñi ciy wax ñu bari mooy que ne seen intérêt bopp moo leen tax a jóg. loolu moom sénégalais yu bari moom en tout cas ñi nga xamante ne ñi ngi ubbi seen xel tey ci mbir yi di ciy gëstu di ci xool xam nañu bu baax ne gars yi seen intérêt bopp rek moo leen tax a jóg. ndax ñi ciy ëpp liñ ciy wax ñépp boo gëstoo seen biir am nañ fu ñu jaar. soo xoolee seeni am-am war nañu mun a éclaircir sénégalais seen am-am boobu fan lañ ko jëlee. damay dégg ku mel ni Thierno Alassane Sall nekkoon fi ministre yàgg défendre dossier Petrosen autant pour moi Petrotim. booba léegi nga nekk ci gouvernement bi ba yàlla def comme ni nga ko waxee da ngaa démissionné xaw ma dañ laa daat peu importe ba nga génnee nga bëgg a taxaw tey di wax ne li nga doon défendre démb tey jii baaxul. donc man je me dis sénégalais ñi am xel est-ce que genre nit ñu mel noonu war nañoo mën a ñëw taxaw tey jii di waxaat wax ju mel nii te démb bu ñu doon défendre loolu tey jii bu ñu ñëwaatee am beneen taxawaay bu ñu taxaw est-ce que ñooñu tey jii sénégalais war nañ leen mën a gëm ci seeni propos. est-ce que ñooñu noonu am nañu instant bi crédibilité boo xamante ne sénégalais yi fu mu toll nii war nañu mën a prêter attention ci seeni wax. ku mel ni Abdou Mbaye ancien premier ministre moom tamit naka noonu nga contresigné tey jii nga ne da ngay taxaw nga ne dañ laa nax. dégg naa sax ne da ngeen dem porter ji plainte au niveau de la CREI. dégg naa tamit da ngeen di porter ji plainte pour haute trahison boole ci le président Aly Ngouille Ndiaye ak
Boun Abdallah Dionne man je me dis su fekkente ne yow dem nga ci ba boole ci Boun Abdallah Dionne en tant que premier ministre war nga ci mën a boole waale ci biir plainte bi war nga ci mën a boole waale sa bopp ndax yow génnoo ci parce que yaakaar naa ne les faits yi nga xam ne moom nga war a mën a reprocher Boun Abdallah Dionne étant premier ministre faits yooyu yaakaar naa yow nekkoon nga fii premier ministre ba ñuy signé contrat yi yow am na loo xamante ne moom bokk nga ci ñu ko signé kon yow fu mu toll nii CREI boobu am nga fa yoon parce que man je vais pas dire que ne damay baal Aliou kii Abdou Mbaye parce que waaw léegi dafa commencé wax waaye nangam parce que man moom sincèrement parler gisuma benn crédibilité fu mu toll nii war boo xamante yéen ñaar ñooñu war ngeen ma ko mën a jox dafa mel ni comme si que ne da ngeen doon liggéey dem ba jubóotoole woon ak ki nga xamante moom ngeen doon liggéeyandoo léegi bëgg a génn bëgg a ŋàññi loolu kese moo fi nekk munoo nekk ci gouvernement nekk premier ministre ba pare bëgg a jàppee sénégalais comme ay dof nee na non dañ laa nax yow en tant que premier ministre xanaa amoo ay services yoo xamante ne ñoo lay contrôler loolu yëpp li nga war a signer yëpp ba xam balaa nga koy signer d'abord amul. Des fois da ngay déglu Abdou Mbaye man je me dis que ne non parce que waa ji man dama ko joxoon nit ku am valeur au début dama ko joxoon nit ku am valeur mais léegi moom waa ji day wax di te sànq ne mais kii est-ce que Abdou Mbaye bi ma xamoon la des fois day wax ci loo xamante da ngay sentir ne kii lu muy wax ni sa maîtriser wu ko da ngay sentir ne kii dafa dugg ci politique bi ne mais xamul fu muy taxaw mais bugg a nekk président de la république ça ne veut pas dire que ne da ngeen di war a wax naka su dul noonu pour mën a egsi ci pouvoir bi ndax yaakaar naa ne tey jii loo leen fi wax tey jii bu subaa ci seen kaw lay këpp kon da ngeen war a seet seen diggante ak yàlla di wax dëgg man moom nit soo taxawee tey nga waat ci yàlla nga ne ma lii baax na bu subaa nga génn ci nga bëgg a waat ci yàlla nga ne ma non loolu baaxul man kooku nit munoo wax dara ba ma jox la deyoo boo xamante ne war naa la gëm wax dëgg yàlla. beneen aspect bi Ousmane Sonko leader Pastef sincèrement parler Ousmane Sonko sa arrogance bi wàññi ko sa arrogance bi wàññi ko mënoo prétendre diriger ce pays ba pare di fi woote fitna ba pare mënoo jox benn institution respect benn institution mënoo koo jox respect te yow tu prétends diriger ce pays c'est grave sa attitude war nga ko mën a xoolaat nit ki mun nga nekk opposant du tere ngay doxalee lu jaar yoon di wax dëgg di woote jàmm que le débat mu nekk du débat boo xam ne débat d'idées nee nga am nga ay preuve bul xaar ñu woo la ñu lay convoqué nee nañ la yoon baa ngi ni demal nga yóbbu foofu say preuve lépp leer mais sa arrogance bi daal da nga arrogance de trop da nga arrogant ba mu ëpp arrogance bi daal war nga ko wàññi sincèrement parce que tey jii loo fi jiw après dañ la koy fay ëllëg rek boo fi nekkee njiitu réew li ngay joxe instant bi dañ leen la ko fay lu ko gën a raw kon seetaatal sa taxawaay te xam ne Sénégal moo ëpp importance lépp suñu intérêt personnel war nañ ko mën a jël tekkee ko fële de côté jiital suñu intérêt Sénégal
fu mu toll nii nag pour man bépp personne boo xamante bonne foi war nga xam ne kat instant bi ak loo muntoon a guux war nga sa xol war na mun a dal sa xel war na la mën a dal pour kat ndax lan lu procureur wax war na mun a dal xel ci bépp personne de bonne volonté. Donc loolu laa amoon ci li ma lay sànni ci kàddu di ñëwaat prochainement wasalaam.